safinatu saadaati xaw su neexmatilaay safinatu saadaati mooy gaalu texe kon nag ma wax ne Seydina Ablaye Thiaw Laye moo ñu jox wirde kon moo ñu ci boole maag samay moroom tax na nag ñu teel a tàggatu ci moom ndax moom mission bi ko suñu borom ba dénk ci diine ji jaarale ko ci maamam mi woote bi mooy dégg nga maam mu siiwal woote bi mu siiwal woote bi loolu tax maamam ne woon bu ñëwee ba tollu autour buntu nekk dinaa siiw est-ce que moo tax bi muy dem quartier bi ko bàyyam yonte Yàlla Isaa di ñaanal nekk loo bëgg ma ñaanal la mu nekk dund ba siiwal sama woote maam bi ndeysaan kon nag ci loolu ci la nekkoon est-ce que ci la ñu tàggat ba ci la ñu formé daayira yi ñu nekk ay soldats ñu tudd leen les soldats de la foi macha allah di ko nag jaal njabootu ahlu bayt Seydina Limaamu Laay Mahdi alayhi salaam di ko jaal umma islam bi yëpp ndax ñëpp la fi nekk doon dëgg la di ko jaal nag ci kër gi ñu nekk ñoom Buuba Nduur ñoom Njaga Nduur macha allah apula di la ko jaal yow mi ndax yàlla dogal na sa borom kër ci kër gi la bokk kon nag macha allah yow tamit ci nga bokk jërëjëf Papa yàlla na yàlla sama borom ba saxal loolu yàggal loolu amiin amiin Papa Laye waaw kon looloo tax ñun ñu yëngatu ci wàllu gu mel noonu te boo gisee ñu jigéñoon ko bokk na ci lu koy mandargaal photo bi bisu it la woon mu ñëw toog ci ëtt bi di xaar xalifa bi génn tabaski la woon li tax ma ne tabaski ndax bu boobaa ñoom yëre màkk la ñu sol ndax weeru tabaski bi mag ñëpp yooyu lañ doon def waaw dëgg la ma ànd ak moom fii ñuy toog macha ci allah ëtt bi macha allah ba tey dem gi ñuy dem jàmmalaay di julli ji waaw xalifa bi ak jiitleeg mag ñi macha fii allah tamit waaw yaa nekk dële ma nekk ci waaw ci càmmoñam waaw waaye moom mu macha mënoon allah. sañse lool nag wallaay ndeysaan doon nag ci wallaay wàññi wallaay moom wallaay il était élégant wallaay am lay prestance waxtaan. lool wallaay lay macha allah waxtaan. wallaay ba tey ci ànd googu ñu ànd bi ma jógee màkk fekk na ko moom mu toog xalifa ndeysaan ma muy bisub tabaski waaw ma it mos takk couronne bi waaw def comme ñoom mag ñu nuñ doon def waaw 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 daal di dendeek waaw. moom macha allah macha allah Macha mu allah. toog fa mag ñu toogoon li koy mandargaal mooy kaala gu ñuul bi ak bu weex gi dina ci ñëw waaye bi nga xam ne bi tamit magam Baye Sidi Thiaw ñetteel bi xalifa def na tournée ci këru diine yi man boobu maa ngi nekk Mbàkke comme chef d'agence ci banque ba ñu yónnee ay ndaw ci xalifa yëpp waaye ñu jox ma privilège bu toll ni ne mi yow yaay émissaire bi man lañ yónni ci sëñ Abdul Ahad ma yëgal ka ngan gi mu laaj ma mbooloo mi ñaata la ñu doon ma nekk xaw ma ma dellu si ci xalifa bi nekk wax naa ko waaye nee na ñaata ngeen di doon xalifa bi nekk ba boo demee nekk à peu près 40 personnes ma dellu si wax ko loolu mu ne ma loolu dafa tuuti nekk nañ ko yokk ma ñëwaat ci xalifa bi waxaat loolu ba ñu ñëwee nag keroog ñun ñoo leen teeru ci bunt dëkk ba di Mbàkke man ak njabootam ndax portali bi moo koy mandargaal Jallaay Thiaw di doomu Mamran Njaga Ja di doomu yaa saylaay maanaam kon di cousin wu Jal Ablaye Thiaw di doomu Mamran ak journaliste Soleil bi ak man ñoo leen teeru buntu Mbàkke mi ndeysaan bi ñu ñëwee nag ba nga xam ne ñu ngay dugg ci kër Sëñ Abdou Lahad ba tey gis nga ni maa ngi nii ci wetam waaw di ndeysaan. enregistré xalifa baa ngi ci wallaay digg bi ndeysaan wallaay ndeysaan kon nag lii day mandargaal rek ànd goo xam ne waaw, gi jigéen guñ leen jigéen dëgg la dëgg ba la tax Papa. ñu man leen a ñu mën a wax ci moom dëgg la ànd bi rafet na Ànd bi rafet te na. yàgg na loolu moo tax dëgg-dëgg mënuñu woon am vraiment voix plus autorisée que yow ndax Laayeen yëpp ñoo la nangul yàgg yi nga yàgg ak famille bi su rawatina nag ñam si yàlla bàyyi Abdoulaye Thiaw léegi papa ñu door nag bu baax a baax émission bi tàmbali ko ak li nga dooree léegi muy sëñ Abdoulaye Thiaw maanaam moom nekkoon na porte parole bu ñetti xalif yu ko jiitu waaye bés ba mu toogee ci xilaafa bi dafa am phrase bu célèbre boo xam ne moom la yëkkati woon dane wax jeex na jëfa des te ba mu waxee loolu ci la mujjee wax
ba ni muy wuy jee sunu borom yëkkatiwutul kàddoom benn yoon loolu nag laa bëggoon papa nga fàttali ko ñi xamoon ak nga xamal ko ñi xamul circonstance su kàddu yooyu la ko waraloon ak tekkaaralam ba ni mu wuy jee sunu borom. waaw loolu de liñ ci mën a jàpp mooy wax naa léegi ne la xam na mission bi ko doon xaar mu teel koo jël waaye waajuram yonte Yàlla Isaa Rouhou Laye moo ko ci jëkk a testé avant mu fiy jógee ba Seydina Mandione di toog di ko xëcc def ko porte parole ndax waajuram bi mu fi nekkee di Seydina Isaa Rouhou Laye alayhi salaam dafa xam ne mag ñi fi nekkoon ku mel ni Tafsir Ibrahima Mbeng tur boobu nga jàpp ko bu ca kanamee dinaa ci dellu si Tafsir Ibrahima Mbeng waaw moo daan waaraate ci téere alxuraan la daan yor bàyyi dun paate ndooy doomu nday Seydina Isaa Rouhou Laye bi mu fi jógee moo jël soxnaam suñuy wax safeetu yaay Chérif Ousseynou Laye am ci Seydina Isaa ndooy ñu koy wax ndooy paate kon kooku mag la woon te ku ko jigaloon di bàyyi ci Sëriñ Ablaye Thiaw waaye góor gi moo di caane di borom xam-xam bu mag doomam tamit daan waaraate ba génn na àdduna presque à l'âge de 90 ans ñett ñii ñoo fi nekkoon di waaraate waaye léegi nag am laayeen bu ñuy wax duuduka di doomu góor gi Ablaye Baar ca Louga bëgg a jàngalu te boobu Seydina Isaa moo fi ne Sëriñ Ablaye Thiaw tollu à peine 20 ans 21 ans Seydina Isaa ne essayé leen ko mag ñi nag seen xel di dute ndax dina am compétence su def jàngo yu mu ne waa essayé leen ko rek bañ demee keroog Louga Sëriñ Ablaye Thiaw dafa jàng ba impressionné tout le monde ñu di ko yónnee ay notes questionnaire muy garder ba 4 heures du matin mu ramassé notes yu tontu yépp benn naar jóg fële ne kii li muy wax dañ kaa sol jàngu ko moo tax bi jàngay tasee góor gi ma dikke mbeng bu Mbawoor mbengeen au nord de Ngumba Ngéwul moo ko ne bala ngay ñibbi foog nga jàngal ma ciw fas lañ ko waral moom sëñ Ablaye diggante Louga ba mbengeen Mbawoor tundu mbengeen Mbawoor yëpp yeew seen fas ci garab yi mu jàng fa ba am ñu dugg ci diina ji góor gi Maali Ngoone Njëgeen siis bu njëgeen ci tund jandeer nekk bala ngay ñibbi foog nga jàngal ma ñu ñëw dugg saxaar Ngumba Ngéwul wàcce Puut dem foofu ci njëgeen mu jàngal leen ba tund jandeer ñu bari dugg ci diina ji kon ba mu ñibbisee nag Seydina Isaa ne leen waaw nu ngeen def ak seen jàng ne ko tubarkal kay moom alhamdulilah rabbi mun leen neewoon naa leen man Seydina Isaa ëkk sax su ma ko sampoon ne ko waxal mu wax astama doom ji ma jur kon nag seenam applié ngoog kon mu mel ni test na ko grandeur nature libéré na ko léegi nag soog fee jógee macha allah yaa ngi dégg léegi te bi mu fiy jógee sëñ Laay mu ngi daanaka nekk au service de l'armée ci drapeau yi daanaka léegi nag mu ñëw daal di ne ko Ablaye ñun de àjjana yàkkamte nañu te yéen barke war na leen kon mooy bientôt nga war a jël say responsabilité ab nekk damay ker sax su ma séenee Mandione ndax dama chevauché ci magistère am ci xilaafaam sëñ Ablaye rangow ñu bëgg a dal mu nekk da ngay jooy su ma nee kër a ngoog nag nee na ma ressaisiraat kon nag bàyyam woon naka ginnaaw Seydina Mandione toog mu nekk pendant 22 ans son porte-parole moo waral portele bi Seydou Nourou Tall moo gane si woon Seydina Mandione est-ce que Serigne Ablaye Thiaw a ngi nii ndeysaan ndeysaan yore micro bi macha allah kon teel na jël responsabilité dëgg la léegi nag bàyyam bii Seydina Mandione ba mu ko jëlee def ko porte-parole da koo may soxna daal di koy wutal ab néeg ci kër gi wutal ko baddi nag waa Cambérène ñoo koy wax waaye mbël porte la ñuy wax tubaab di wax porte dérobée la ko wutal pour que dans la discrétion muy mën a dugg ci kër gi ak génn mu ànd ak moom nag 22 ans yoo xam ni mooy tànkam di bëtam di làmmañam ba jóge fi ay magam toog premier xalif di Baye Sidi Thiaw 16 ans mu toog fi confirmer ko porte-parole boobu
te daanaka moo ko intronisé mu jóge fi Mamran toog xalifa du 13 octobre 87 ba 24 avril 2001 moom it muy 14 ans kon boo boolee 14 ak 16 muy 30 ans plus 22 muy 52 ans de porte-parole ak at yi nga xam ne bokk na kook baayam mu test ko ba xam ne doy na ko loolu yëpp nag kon mu nekk vie spirituelle de plus de 75 ans waaw léegi nag bi mu toogee le 24 avril ñu toog ñaari weer muy 24 juin 2001 ñu dem fekk ji ko nag buntu këram ca Géejawaay HLM Las Palmas ba mu wàccee ñu yaakaar day wax mu ne wax jeex na jëfa des mooy mission bi mu yoroon luñ fi war a wax na koo pare moo tax sëñ Moussa Jarbaatam naan wax ju bees amu fi wax ju ñu waxoon doo nga fi nekk mu nekk comme ni ñu naan la répétition et pédagogie moo tax rajo Jàmmalaay FM bu xëyee suba teel ba 9h ay gàmm moom rek la ñuy teg ñuy bànneexu ci ay waxam mu nekk toujours d'actualité dëgg la kon question bi nga laaj waaw tontu naa mat na ki nga xam ne nag mooy waajuram papa di Seydina Issa Rouhou Lahi mu bëggoon la laaj lu tax ñu koy woowee Issa ibnu Mariama ak tamit ban relation la amoon ak jàngu bi waaw moom Seydina Issa Rouhou Lahi yonent bi salaalu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon démb ne ginnaaw bi nga xam ni moom yonent yàlla Issa annoncé na ko ne moom dina ñëw moom Ahmad ndax bokkuñu époque waaye moo ko annoncé parce que cycle yonent yi dañu nekk 124 000 prophètes waaye du ñëpp ñoo am mission pour dem woote du ñu ay messager ñi ci am message ñu yónni leen 313 lañu waaye ci biir 313 yooyu alxuraan 25 rek la ci cité ci biir 25 yooyu am na 5 yoo xam ne ñooy l'élite ñooñu la ñuy wax ulul asmi ñooñu nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nekk ci bopp ba waaye moom mi mooy numéro 2 moo ci topp kii moom moo féete kaw Moussa Ibrahima Nooyin et cetera yaa ngi dégg waaye nag démb mission bi mu doon dox moom Issa ibnu Mariama eggul ñu fexeel ko sama borom ba ne dama koo yéege kon ascension bi waaye day ñëwaat ci gennub jamono mu bokk parmi les signes de l'heure les signes de la fin des temps waaye ñu ne buy ñëw nag day ànd ak Mahdi yu nag ñu ne mooy kan yonent bi salaatu moo ci tontu mu ne Mahdi yu maintenant maay tëj diine kem ni ma ko ubbee du dëgg bi ci des mooy xeet wu ñuul muy la race noire amuñu yonent amul benn yonent bu ci du dëgg waaye Seydina Mohamed rek moom mooy xaatimu nabiyyiina wa imaamul mursaliin mooy kiy mottali mooy kiy tëj kon nag moom yàlla ginnaaw nee na xeet wu nekk dinaa ci yebal ndaw wala xat ba'asnaa fii kulli ummatin rasuulan léegi nag kon la race noire aw xeet lañu Seydina Mohamed war ci dellusi nag tuddam Mahdi yu mooy ku jub ki tey jubale yonent bi alayhi salaam dafa am 201 noms ñaari téeméer ak benn parmi lesquels Mahdi yu moo waral boo demee Makk la porte numéro 61 Mahdi lañ ci bind man ba ma demee 2001 du ma ko ràññee foofu rek laa doon dugg fa laa doon génn kon nag ñu ne waaye Mahdi yu moom du ñëw ndare mu ànd ak Issa maanaam ni l'un sans l'autre kon concomitamment ñooy ànd léegi ci ànd googu nag ñii ne da koy jur ñii ne da koy yar ñu baree bare àddu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax kii na nit ñi maanaam neen leen nag ngeen di def bés bu Issa ibnu Mariama ñëwee ci seen biir ànd ak seen imam nu ngeen di def loolu question la kon ñu xamoon ne mu waxaat moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Issa dina ñëw sama ginnaaw dina ñëw moo may wutu il sera mon successeur dina fi toog ci xalaate gi 40 ans yonent bee ko wax de sallallahu alayhi wasallam dina fi am ay doom dina fi am ay soxna ak ay doom waaw léegi nag kon Issa démb moom amul woon ay doom yaa ngi dégg waaye ci deuxième voyage bi nekk te lañ ko programme mu ànd ak nag moom
bàyyi lay jur ko même sëñ Touba tudd na ko ci laysal birru moom tamit foofu mettre na fa en garde nit ci ne leen nag dama leen ko doon baaxee rek bu ngeen gëmee muy seen mucckaay ku weddi mu ne ko loolu sa pertement la tu as vu moo tax nag léegi moom baayam daal di koy annoncé déjà dans la journée du 10 septembre 1887 lan moo xewoon mooy tubaab yi jóg nañu pour bëgg kaa faagaagal ndax nee nañu taalibe yi commencé nañu bari ci kii ñuy wooyee marabout mais un marabout qui se dit ressuscité ku dellu si looloo tax biñ ko defee une tentative d'arrestation le 7 septembre 1887 sans succès ñu revenir à la charge le 10 septembre bi nga xam ne bii le grand sérigne de l'époque Jalde ñëw na pour def intercession ne ko damaa bëgg nga delloo sa taalibe bi mu jubaale ak tubaab bi la ko wax ne bu àdduna desoon benn bés jant bi dem bay lang te li may wax matul suñ borom dina téye foofu jant ba ma egg ne ma ba yàgg mu nekk bu ponkal taxawoon su ma nee aaji boo daayee mu gor sama baat bala muy àgg suuf mu saxal fi beneen baat ba yàgg Issa di rombam moom doom ji toll ci à peine 9 ans mu jël ko taf ko ci mbaggam càmmeñ wëndeelu ak moom ne nag dinaa dee bu sama dee jotee su ma dee te li ma yàlla yónni matul ngone sii moo koy mottali kon nekk na défi annoncé na ko confirmé na ne moom moo koy wuutu à l'âge de 9 ans kon loolu c'est un point déjà réglé comme successeur waaw kon nag moom mii fi nekk nag nekkoon nañu di ko wër ndax bi nga xam ne bii baayam war naa génn àdduna fekk baayam génn na ko rejeté na ko 3 ans auparavant notamment en 1906 mu dem dëkk bu ñuy wax ngaa xam derrière Tivaouane vers Taïba def fa 3 ans bi mu ñibbisee nag mooy bi baayam génne àdduna bi ñu ñëwee xamal ko dafa jël tout son temps ba dugg saxaar Tivaouane ànd ak ñi mu àndal 7 étapes muy juróom-ñaari gaar mooy yaraax mu ñëw ñu teeru ko ak benn fas bu ñuy wax yu may natu muy maanatu mu ñëw jullee baayam ba mu ñëwee daf ko fóon ci lex na ko dikk nga ci teey dem nga ci teey am 33 ans yi nga xam ne moom lañ yéegaloon Issa muy ascension 33 ans yooyu la amaat macha allah ñëw wuutu ko toog fa daal leen nag ku fi sama baay indi woon sama baay dem na comme ñi ko jiitu woon ku fi yàlla indi woon yàllaa ngi fi te du fi jóg muy discours ba Ababacar waxoon démb Issa kon nii la fi nekk waaye lu jiitu keroog bi mu waree ñëw la veille ñu war a ko séntu la bay yi dañ ko doon xaar ca yaraax gaarub yaraax Baye Ablaye Guèye Bamar goroom la moom la veille la dégg benn tubaab di ko wax fi mu doon seetaane cinéma mu xëy rek dem bi mu ñëwee wàcc saxaar gi fekk ñuy gor coor yi soldats yi mu ne waa lu ngeen def fii xanaa xamu leen li ngeen di dagg dund li ci saw jant ñu ne ñun ko dañ wax ne Issa day wàcc mu ne nuroo moo gën a aawlu kon ñu tudd Issa nañ jaar macha allah fam doon jullee nag tàkkusaan ak timis fa lañ jël repère tey jii fa lañ def école Sainte Marie de Anne waaw Marie de Anne mais ñu ngi ko réalisé uniquement bi mu génnee àdduna en 49 muy 40 ans plus tard macha allah papa am na solo wax ku lay déglu duñ la sax bëgg di dog yàlla ba dara dog waaye temps baa ngi dem macha allah sama bébé bi neen appelay dañu desee ci minute boobu yi xanaa ñu tënk rek Seydina Issa ba tey àddina war ngeen képp rawatina Sénégal ñi ngi dund mbas mi corona di ko mandargaal moom ci époque am dundoon na mbas boo xamante ci peu de mots rek parce que laaj émission bi jeex na daanaka waaw moom mbas mi 1900 ndax dafa wutu bàyyam 1909 1911 mu gor Gossas ginnaaw bi mu sollicité l'autorisation du gouverneur Boloncar ak Boursine Coumba Ndoffène 1914 peste bi ñëw peste boobu ci la ñu toxale dëkk yu bari ci la ñu toxale waa Médina yi jële leen Dakar ñu ñëw Médina 1914 moom mu war a toxal dëkk bi di Cambérène waaye lu jiitu mu koy toxal dafa gérer d'abord avec beaucoup de mesures conservatoires moom la gérer peste bi ndax dafa jël li nga xam ne lii moom tubaab bi tey jii moom la def moom def na ko 14 dafa ber ñi feebar ber ñi wér
ber ñi nekk convalescence ak ñi nga xam ne ñu koy wax maam Kumba Fall moo doon leen toggal am nag ñoo xam ne ñii faatu nañ ci ñu bari sax ci dëkk ba am ñoo xam ne ñii dañuy xam ne dana faatu moom sax daraan ñëw ay càngaay sëgi lasare yi nekk foofu dëgg waaye disposition yooyu mu jël les mesures conservatoires ci lañ ko délivrer la médaille des épidémies des grandes épidémies macha allah. mu gérer que vraiment ba tubaab bi ñëw ne que lii yow rek lañ gis nga def lu mel nii moo waral ñu jox ko médaille boobu mu toxal Cambérène fii mu nekk tey macha allah. Cambérène nag kem Médine la tuddoon ndax bi ñu nekkee foofu ci peste bi foofu mooy ndingala mooy fa ñu dem di def ziar ndingala mooy guy ga gis nga a tool baa ngi nii waaw waaye ba tey ndingali nit ñaa ngi nii toog ci taatu guy gi est-ce que Aïssatou xam nga ne guy gi insigne bi policiers yi takk guy googu la moo ko symbolisé gisuloo branche yu jëmul kaw dafa wàcc waaw dafa wër policiers yi insigne yooyu bi takk guy gii la macha allah loolu membrane moo ko wax sama nopp macha allah macha allah kon dinga loogu nag fa lañ ko toxale yóbbu ko fii Cambérène nekk tey benn ñaareel ba jëlaat na yeneen mesure ndax moom dañ ko invité woon à l'exposition de Vincennes en France en 1931 mu dem bi mu ñëwee fekk na dëkk bi faagaagal na ñu baree bare faatu nañ bari na mag ñu ko fekkoon ñu ngi fii ci Cambérène ñu baree dee waaye dañ leen a génne woon ci dëkk bi proprement parlant bi mu ñëwee ñu ber leen wutal leen ay ay genre cercle yoo xam ni fa la ñoo ñu nekk ñi feebar bu ñu leen jëlee yóbbu leen hôpital ñi nga xam nañu nag disposition yëpp ñu doon te ba tey Seyna Issa ñooñu nga xam ne ñoo doon feebar ñi feebar ba wér nga xam ne immunisé nañu ñooñu ñoo leen doon jox lekk yooyu mesure également Seyna Issa jël na ko ci 1931 au retour de son voyage historique bi mu def joon en France te boo mu ci ñëwee nga may foofu parenthèse dafa bind lettre Blaise Diagne le 7 juin 1932 ne ko dama bëgg poste yi ñu jox ko les autochtones doomu réew mi muy police gendarmerie service d'hygiène ba pare daal ne nañ def des routes carrossables pour mbay mi su ñoree ñu mën ko yóbbu ci réew taax yi mu ne parce que bête de somme yi c'est dépassé macha allah ba pare nag daal di demander nañu wut une route bu relier Yoff à Cambérène macha allah moo tax xam naa c'est l'occasion yaakaar naa route boobu dinañ ñu ci dimbali Cambérène ak Yoff war na am route boobu wallaay doléance 1932 la wallaay j'espère que dal na ci nopp yu baax yi papa comme ni ma waxee rek macha allah temps bi mi ngi dem moo tax ñi ngi dajale ay laaj yu bëree bëri di la ko tegal loolu Baye Abdoulaye Thiaw ba mu wuy jee suñu borom dafa am ay yëf yu xew foofu Cambérène wax sax ak Yoff muy géej gi dafa randu mu mel ne nag du guleet ci kilifa bu ni toll buy génn ci waaw que mu am xeetu miracle yooyu phénomène yooyu di am am nañu gëm nag am nañu gëmul waaye li ma la bëgg a laaj mooy ci tënk rek ndax temps bi jeex na ci tënk rek yooyu lan lay firnde ak surtout diggante ndox ak laayeen ni lan la loolu nag daanaka mën naa kaa tàmbalee ci bi Baye Laye alayhi salaatu wasalaam randale géej te am mag ñu ko fekkee mën naa la cee tuddal ay tur Baye Alsane Diop mooy magu Baye Babacar Diop mi jur Mamadou Malaye Diop mi nga xam journaliste ñaar ñooñu fekk nañu randal géej gi Mamar Bint Samb moo jur Mbay Samb mi jur Seyna Samb ci Yoff mu ngi fii Yoff di ma dégg Baye Libaas Wadd mu ngoon ci Tëngéej quartier Dangu fekk na ko mooy doomu maam Alsaan Wadd ca Bargny góor gi Libaas Wadd moomu nag man maa ko interviewé ak Baye Samba Laye Diop ci ñaay cokkeer fekk na ko waaye kii di ma lay wax di Libaas Wadd maa ngi ko seeti ji le 15 août 1978 dans l'après-midi mu ne sama baay dafa téye ci sama loxo ñu génn jàkkay suba fekk la veille ci guddi la géej gi ñëw du ko ci kër gi frère papay Malaye Diop di Baye Alsane Diop moo yëkkati këllub cere bi ngir bañ ndox mi dugg ci Baye Babacar Diop di papay Malaye moo daan woote ji reer léegi nag bi ñu xëyee nag Baye Laye julli suba ba pare
la ànd ak mag ñooñu dëgmal géej ñu ne fu mu jëm ba mu demee ba jub géej baaraamam bi la ko ni géej randul géej randu mel ni basang bu ñuy lem sur plusieurs dizaines de mètres mu ne xanaa fii lii doy na ci samp kër daal dina Mamadou Binta Samba goro leen ma salaan ñu dem gor salaan bi mu ne samp leen fii bàyyi laay bi muy rëdd nag ab tracé pour naan géej yemal fii ma dëkk fii ak sama njaboot mu ngi ko rëddee orteil gauche baaraam càmmoñ orteil bi la ko rëdd tracé que daal dina géej bul paas sama rëdd wi yemal fii ma dëkk fii ak sama njaboot ne gees mboolum ne xamu leen ma de waaye géej gi xam na ma te li ma ko wax dina ko def gën nax vague de plusieurs mètres ñëw ne paf yem foofu jusqu'à maintenant géej gi yem foofu muy benn alors que littoral bii géej gaa ngi daaneel Kayaar waaw goxu Mbaj Guet Ndar fu nekkee bu dee fii Yaraax Caaroy Mbaaw Tëngéej Bargny et cetera ainsi de suite waaye fii ndigal bi ñu ko joxoon ba léegi saa bu géej gi duggee ci bayaali jàmmalaay ba ci teen bi amaana am na lu muy raxas waaye du laal taax mi kon dégg na muy benn Seydina Limaamu alayhi salaam génn àdduna pendant 3 jours géej gi neex dégg nga am ku ñam mu desale mu yéene ko léegi nit ñëpp ñëw di root ñii di naan dégg nga ñii di sangu moo tax li ma waxoon fii keroog ñoom Serif mu ne géej gi di jooy rangoo ñu tey yu neex ku sa ganaan ku si giwaalu géex keroog 3 fan durant géej gi dafa neex waaye nag neex bi c'est à la limite dëkk fi mu dëkk muy Ngaparou ba ci mausolée bi waaw kon loolu géej gi dëggal nag bi ci des mën nangoo ko ci bàyyi libaas mbuub mooy maamu professeur Souleymane Mbuub bu bees ndax moo jur baayam Ibrahima Mbuub moom maa ngi ko interrogé le 23 décembre 1978 ci Thiaroye Gare Tali Diallo mu ne ma dafa ànd ak maam Limaamu Laay ñu jóge Cambérène jëm Yoof ñu ñëw ba ci yoon wi vague bi ñëw ñoom ñu daw pour bañ a tooy géej gi wër maam Limaamu dem tooyal leen ñoom waññeeku waat dellu te tooyalul Limaamu mu ne Samba Kuro mu nekk laay mu nekk tooy ngeenam mu nekk waaw mu nekk kaay làmba ma te boobu mu ngeek manteau ñu ñëw tooyul kon géej gi xam na ko Seydina Isaa bi mu génnee àdduna géej gi dafa neex Seydina Majoon bi mu génnee àdduna géej gi dafa neex Seydina Babacar bi mu génnee àdduna wax ma géej gu neex waaye mawo yi dañoo teer muy les tortues de mer dañoo teer ba ci la ñu ndawaloo dëj bi waaye membrane moo mujj dem delloo leen ba ñu duggaat ci géej gi Baye Seydi Thiaw moom bi géej gi randal attaqué ndenaat moom la ñu woo mu dox ak kaanam yaa ngi dégg bu baax daal di dem dox ñaan géej gi dellu membrane géej gi envoyé na fii ci buntu Cambérène ci wetu teen bi Seydina Issa bi mu ñaan géej gi dellu ñoom ñëpp kenn ku nekk bi nga génnee àdduna mandargaw na ci géej gi ak neex wala géej gi dal gox day mel ni dex keroog bi sëñ Ibrahima génnee àdduna xam nañ ne que maamam tuddoon te maamam moo woote bi te bàyyam yi la nekkoon seen jëwrin ak magam yi géej gi tamit ne tekk dal ndax loolu bari yaa na lu mu koy def jouru korité waxtu bi ñuy julli géej gi day dal ndax am na ñeneen ñuy julli si ñu dul ñun nit ñi ndax bàyyi laay defoo nit ak jinne yooyu dañuy ñëw bu ñu ñëwee bay dellu la géej gi di soog a defaat waaye au départ day calme day dal kon loolu moo xew keroog randu ndax ki dem adduna foog ñëpp jooy ko dëgg la papa macha allah léegi nag papa ñu ñëw jeexale émission bi ak xalif général bu bees bi muy sunu papa di sëriñ Mamadou Makhtar ibn Seydina Mandione ñu koy woowee sëriñ Duudu Makhtar ak na sax ñu koy sëriñ Duudu Laay muy nag turandoo ci sama borom kër di xaritam lool wasilaam waaye di sama borom kër di kenn ci moom sëñ Duudu Laay nag sëñ Mamadou Makhtar ibn Seydina Mandione di le tout nouveau khalife général kullu laayeen semaine bi yëpp
ku ko xamul woon yaa ngi koy dégg photo mi nga nii macha allah ñu koy ñaanal wax dëgg yàlla yàlla yokk leeram ndax man nag miinu moon trop sëñ Ablaye waaye moom mi di xalif général bu bees bi yàlla dogal na toog naa ko moom daal laata muy nekk te min naa ko lool érudit bu mag a mag a mag la macha allah waaw ci wàllu jàng nasaraan intellectuel la ci mais ci wàllu xam-xam ku yàlla baaxal la waaw mais surtout nekk na ci portrait gis nañ ko cadre la woon Sonatel mais génie la ci informatique maa ngi fàttaliku ne ba ma ko njëkkee gis boobu maa ngi woon ci appartement privé maanaam sama borom kër ndeysaan mu simple lool moo jóg présenté ma ay yëfam da defar ma café ma naan waaw tey ci ginnaaw ko gisante naa ak moom yu bëri muy waxtaan ak man ci luy sori waxtaan ak man samay émission waxtaan àddina kon wax dëgg yàlla laayeen ni am nañu ñàkk nañu ku mag waaye amaat nañu tamit ku mag a mag a mag macha allah te dina gën a leer ci kanam waaw dëgg la dina gën a leer ci kanam waaw naa la bàyyi nga waaw parce que non foofu laa bëggoon ndaxte moom te bëgg naa ñëw ci xeetu kaala bii mu def waaw bii nag xam na dama xamul ndax provisoire la ndax sëñ Doudou Laye si ñi ko xam donc xam naa sëñ Doudou waaw xam nga wax lépp baaxul daal waaw mais bëggoon naa papa nga ndax moom ku effacé la waaw ku humble la te ku modeste la aussi ku dëddu àdduna waaw loolu mooy mandarga bu gën a fort ku dëddu àdduna ku xam àdduna la ndax da voyagé na partout dans le monde globe-trotteur la woon bëri xam-xam lool macha allah xam-xamu àddina ak xam-xamu diine mais surtout ku effacé lool la laayeen yu bëri miinuñu ko xamuñu ko ñu bëri ak askan wi nga xamandoo léegi nag li mën a bëgg a laaj foofu papa mooy d'abord passage de témoin bi naka lay demee mooy nu ñuy relayante moom sëñ Ablaye dëddu na papa Doudou Laye toog intronisation nu muy demee ci gàttal ndax appelaay bi nga tax ne émission bi jeex na mais surtout damay boole yu bëri nag kaala bi ndax yi ma wan sànq ak man yi ma gis photo yi ma gis yëpp ci xalif généraux yu dem yi si man profane bi kaala bi dafay ñuul day ñuul am yu weex mais dafa mel ni kaala bi dafa am signification loolu nag laa bëgg nga waxal ma ko daal ma déglu la temps bi nag dem na papa nga tënkal ñu rek loo ci xam na lool mel na ni une partie de genn wàll ci li nga may laaj mel na ni wax nga ko auditeurs yi dëgg la ndax li nga ci jot a xam akas néew waaw toog ak moom macha allah ndax sa borom kër bi mu nekk xaritam ñooy turandoom direct turandoom la ndax mu ngi gimmee ci kippaaru Seynaa Mandione moom Doudou moomu ñu ko tuddee ba pare tamit ñu seqante ko kon bu la yàlla booleeg moom amaana yow mii dama bëgg a wax ne xam nga ci lu ci laayeen yu bari xamul ndax effectivement c'est un homme effacé bari na laayeen yoo xam ne xamuñu ko ndax yàgg na bitim réew bi mu dellu see tamit dafa téye njàmburam keroog bi Baye Sidi Thiaw génnee àdduna 1987 Serigne Ablaye Thiaw taxaw di nangu jaal yi di tontu ñiy jaal si une semaine durant man maa nga foofu parce que maa ngi doon servir à Kaolack waaye toog naa fi une semaine moom mu nga fa toogoon keroog yaa ngi dégg waaye bi nga xam ne bii tamit ndax moom mook laali ñoo bokk ndey ak baay seen bi joon sa mbajan laali Thiaw mu ngi noonu léegi nag ba ñu nekkee géejuwaay néegam bi mu nekkoon noonu ci suuf dafa yëndi toute la journée du génn kon yàgg naa ñeme lëlu te pour un intellectuel comme moom li nga wax xam nga déjà mën ngaa nekk ci biir te nekk ci biti dëgg la ndax léegi par les moyens techniques wax dëgg yàlla sa ordinateur dara du la ump kon boo xasee ba nekk intellectuel di nga am ouverture di nga dund en temps réel l'actualité également donc loolu déjà macha allah c'est un avantage voilà léegi nag toogaay bi xam nga ku mag mooy toog ci kër Seydina Limaamu Laay li jëkk alayhi salaam ndax bi Baye Laay joxe ne Seydina Issa mu wuutu ko 1909 bi Seydina Issa toog 1909 benn këru diine amagul xalif moom nekk na fi xalif
bu maam Limaamu Laay pendant 5 ans maanaam 1914 maam Bu Kunta Ndiassane soo a génn àdduna 1917 Cheikh Sadibou soo a génn àdduna 1922 Alaaji Malick soo a génn àdduna 1922 boobu maam Ablaye Niass mi jur maam Khalifa ak maam Ibrahima bu Medina Baye soog a génn àdduna moo ko Alaaji Malick 1922 1927 sëñ Touba soog a génn àdduna kon moom bi muy toog xalifa defandoo na fi 18 ans ak sëñ Touba defandoo na fi 5 ans ak maam Bu Kunta Ndiassane extra 13 ans ak maam Alaaji Malick ak maam Ablaye Niass kon nag mag googu mu magoon jëkk fee nekk xalifa léegi nag loolu nag ci la kër yëpp inspiré woo ba ku mag mooy toog dañ daan laaj ani ku toog ci jal bi xalifa léegi lañ koy wax sax waaye ku toog ci jal bi la doon ñooy diw moo toog ci jal bi léegi nag ginnaaw bi mu fi jógee Seydina Mandione moo ko wuutu te dégg nga la mu waxoon sëñ Ablaye Thiaw doomam nekk damaa kersaw maa ngi chevauché ci toogaayu Mandione kon xam noonu Mandione lay toog waaw Mandione moomu moo jur kii tey waaw Mandione bi mu toogee ba génn àdduna Baye Sidi Thiaw mooy taaw bu góoram daal di nekk xalifa uuf ay rakkam maam raan ak Serigne Ablaye Thiaw confirmé ko ci porte-parole mag googu mu mag woon toog noonu kazalika maam raan noonu la nekkee mag toog ba Serigne Ablaye Thiaw tamit mag toog waaye terewul kii di maam raan bi mu toogee le 13 octobre 1987 déjà le 4 novembre 1987 premier grand événement nee na falaa budd Ablaye dina toog xalifa kon am na lu ñu ko déey am na lu mu xam tout à fait donc moo tax 14 ans plus tard mu daal di toog waaw léegi nag moom sëñ Ablaye nekkoon le dernier rempart ci mag ñi ñu naan mooy sàqetu àdduna et cetera bi muy génn àdduna moom ak ci xalifay Sénégal bi waaw tey jii nag kii nga xam ne ku kenn xamuloon la wala ku ñu bari xamuloon sa làmb na wax ah moo daal di ñëw toog dëgg war a mën a uuf ay rakkam comme ni mu daan amee démb bu dee ci wàllu kaala gi nag Seydina Issa mii moom ak kaalam gu jekk gu rafet gi ba muy jóge ngaa xam ñëw di jullee si baayam kaala curu coro la defoon ndax ñoom am na kaala gu ñu toogee nag ci kër gi waaw mu am couleur bu xaw mel ni gura boobu moom la ñuy yendoo ci kër gi ndax boo xasee ba toog xalifa sa bopp dootul génn ci biti loolu it lu ñu war a xam la ñoom amuñu droit di def ay boppi na nag yooyu ci biti de déedéet boo xoolee dafa jiital boo xasee ba nekk xalifa jeex na ndeysaan moo waral Baye Laye alayhi salaam ba mu yoree kaalaam nga ñu naan ca la denc secret yi ba ñu ko jàppee le 14 septembre 1887 ñu ne ndax yàlla ñu gis sax buy jàpp ndax day doon julli tisbaar côté Yaraax boobu ñu ngi ko jëme place Protet l'actuelle place de l'Indépendance ñu ne tey jii ñu gis njëñ lu masul feeñ lu tey ñu ne nëbbub yàlla jobbana yaam gis ki njéen du seen maas kéwal ga daal di tëb gaañe tiit ba daw tasaaroo bal ñu laa yebbaat la bàyyi laay jàpp bay ñaanoo kon bi mu tolloo ci war a masaa la yàlla yónni Jibril ñu def kéwal guy soox ñu dap ko kéwal gi bi ñu laa tël si fekk masaana ba eggal bay sant borom bay sàbbal borom kon loolu mooy li am kon ñoom foog dañuy muur seen bopp léegi nag li tax mu nekk dans les cérémonies officielles kaala gu ñuul ak gu weex bi mooy mandargaal weexaayu der bi dem ba ca mag ñuul bi mooy mandargaal ñuulaay bi tey kon kaala gu weex ak gu ñuul gi nga xam ne booy bu aj màkka jotee dañuy armal kaabal gi solal ko mbubb mu weex teg ci gu ñuul gi noir blanc boobu moo am ca kaaba ga noir blanc bii Baye Laye ne mën a démb mën a tey moom la ñuy kaalawoo loolooy symbole bi kenn kon Pape Abdoulaye tam il faut mu dina def bii bu waree génn officiellement nii fokk mu teg ñuul gi ci kaw waaw du dëgg macha allah sama benn xarit daf maa fekk Mbàkke nekkoon taaliba sëñ Suwaybu Daaru Xudóos mu nekk suñu mbokk laa yéen baa bu ñu xewlee di nga cee dem mu nekk dee ca dem macha allah daal di ko nag kaala gu ñuul gi ak gu weex gi toogaayu démb ak tey la xale boobu sama xarit boobu di Atumaan Ngom maa ngi koy nuyu au passage mu dëkk Kayaar
wax ma lu ma. macha allah loolu am na solo papa léegi nag sànq ba tey yaa ngi tudd waay juróom bu góor moom papa Doudou Laye muy Seydina Mandione ma am ay laaj yu may daje ndax app léegi mu nangu micro bi nee na émission ba jeex na moom ni nga ko doon woowee ma bëggoon xam si gàttal rek papa bi nga jàppale ma tënk muy Seydina Mandione dañ ko doon woowee Seydina Mandione Sayibul Kiraan lu ko waral ak i tamit dañ ko am na ñu doon wax ne moom mooy borom picc yi waaw ak picc moom lu ko waral ak picc yooyu tamit ñoom nu ñu mujjee yu bëri laa tënk la tontu mu dëxañu ko si ñaari minutes rek picc maa ngi noonu picc maa ngi nii app jëlal ma lii waaw lii 1950 symbole de Layène macha allah waaw ndax dafa toog 1949 te picc bi noir et blanc la tamit noir et blanc macha allah ndekete boobu wax nañ ne Issa dina dellu siwaat seet si njaboot gi waaye ci njanaaw lay ñëwee macha allah moo tax 12 mois plus tard muy 1 an waaw picc mi ñëw daal di am fukki dunq ak ñaar aha fukki dunq ak ak ñaar ñaar macha allah ñaari dunq yi gën a gudd waaw moom bi picc mi génnee àdduna picc mi juróomi fan la fi def 5 jours bi mu génnee àdduna moom picc mi dañ koo jullee ni ñuy jullee nit moom picc bi Seydina Mandione na ko jullee macha allah Seydina Mandione parce que du moo picc jullee kese picc mi waaw du picc kese picc kese de moo tax mu nekkoon ci kër ga tubarkàlla macha allah macha allah te mu ngi jëkk dal ci benn xale bu góor bu ñuy wax Ablaye Diouf Ablaye Diouf mooy papu Baye Mandione mi lutteur ci ca moom la dal jóge ci moom nag daal dem dal ci Seydina Mandione nekk fi juróomi fan yooyu macha allah mais Seydina Mandione nag moom yàlla daf ko wanoon ak xilaafaam mu dem nettali ko bàyyam limaam ndax yàlla da ko wan guddi mu gént wekki jant bi wekki weer wi wekki biddiw wi def ko ci mesetam bàyyam nag faw dina am maanaam dina loolu dina réaliser wu xam nga kañ la réaliser wu bi maam limaam lay génnee àdduna mooy jant bi ndax danoon man maay samsu suuf maay jantu jant yi waaye weer wa moo doon yonte Yàlla Isaa biddiw yi mooy saaba yi kon keroog lépp daje na ci Seydina Mandione ndax baayam tëdd na ñu ne nañ ko rob yi mu ne ku laal sama baay te Isaa ñëwul ma tàqal sa bopp ak sa baat macha allah loolu Omar waxoon na ko démb xaar bu ñëw ñetti fan mu ñëw mu dénk jaasi ja rakkam Malick dogaali Seydina Isaa bi ñu robee baayam ba ñëw mu ñëw sukk daal di koy daal di def allégeance xëcc loxoom pour fóon Seydina Isaa bañ mu nekk bàyyi su ma ko defee ñëpp def ko daal di fóon loxoom macha allah kooku mooy Seydina Abraham mais papa ñu baal ma ci kàddu yi bu doon tey gouvernement dañ naan remaniement moo am wala changement de gouvernance moo am ndaxte papa Doudou Laye ñëw na comme ni ñu waxee moom Layène yi xam naa ñoom ñëpp dañ ko bëgg a xam dañ ko bëgg a miin mais dama bëggoon a xam lan la ñuy lan la Layène di xaar ci papa Doudou Laye ak tamit est-ce que dafay am xaw ma nu muy demee daal mais dama naa est-ce que dafay am benn cérémonie boo xam ne ci la Layène yi di gën a mën a gis seen xalif général bu bees bi ak naka lay demee foofu ci gàtt rek. waaw mais loolu moom xam nga kër gi kërug nu boow la du kërug fóore kër yonent la dëgg la daanaka xilaafa yi ñi war a toog c'est déjà programmé c'est déjà programmé yaa ngi dégg xam nga Chérif Ousseynou Laye jotul toog xalifa déedéet te ndaxam bari nañu yaakaaroon ne mooy wuutu Serigne Ablaye Thiaw yaa ngi dégg waaye Baye Seydi Thiaw dafa defoon mise en garde te moom 87 la fi jógee mais da doon wax naan bàyyi leen di wax naan bu fi diw jógee di doo fiy toog bàyyi leen di wax loolu ndax la da ko tere woon waaw ndaxte mooy li ma la wax ne la kër gi kërug nu boo dëgg la dëgg la ndax Seydina Babacar papa ñoom Mamadou Lamine ak Maam di Baas moom 66 la fi jógee 5 ans avant Seydina Mandione te boobu pourtant moom moo fi nekkoon tout à fait bi Seydina Mandione toogee moom nga xam ne yàlla dafa am daf ko jox mu nangub ñaan boo accidenté rey nit sax boo ñëwee ci moom si jeex na leneen noonu kooku nag moom dafa mujj dem fekk ji Seydina Mandione Cambérène dëkk Paal 6 mois di jiite jàkka ji ndax léegi mu toog Yoof amaana ak li ko yàlla may óora bi mu am ñu bàyyi fële xalifa di ñëw ci moom
mu wan leen ne man xalifa bee sama kilifa waaye moom Seydina Babacar keroog bi mu feebaree dafa dugg ci néeg rakkam bàjjan Ummi Thiaw nga xam ne ñoo bokk ñoom ñaar ndey ak baay maa ngi woon walla soxna si la dem bàjjan Ummi Thiaw ñoom ñoo bokk ndey ak baay mu ngi génn àdduna le 10 octobre 1983 macha allah man maa ngi waxtaanu ak moom juillet 1978 moom moo ma nettali li ma lay bëgg a wax nee daka ne ummi mu nekk laay mu nekk bés ni ka tey dugg naa sukuraat nekk mu nekk ummi mu nekk laay mu nekk fas yéene maa toog ginnaaw ma joon te boobu ñu ne naa bu fi ma joon jógee mooy toog ndax am na benn année ma joon yaramam moo sutante manul dem jiite ji jàmmalaay julli it Seydina Babacar moo jiite ndekete benn yoon boobu doo nga la jiite yaa ngi dégg Serigne Ablaye Thiaw mii benn yoon la jiite jàmmalaay ci xilaaf ak Baye Sidi Thiaw ndax Baye Sidi Thiaw télé na muy tabaski 87 Maam Raan mu ngi tawat te moom moo nekk kuutaay ci xilaafa waaye Serigne Ablaye keroog tabaski jooju moo dem jiite ji julli benn yoon boobu la jiite ndax li mu nekk xalifa yëpp jiitewul jàmmalaay li mu nekk xalifa jiitewul jàmmalaay 20 ans jiitewul jàmmalaay korte wala tabaski Chérif Ousseynou Laye moo doon jiite bi mu fi jógee rakkam ji diis maam Libaas Laay kon nga xam ne kon kër gi du mën a demee ndax du ay téere bi ci des nag mooy changement du bari ndax bàyyi lay la yàlla yónni moo def juróomi sermon mooy li nga xam ne moom la jële ci boromam ñaari sermon yooyu ci topp Seydina Issa moo ko indi muy juróom-ñaari sermon kon loolu lépp lu mu dégle ak lépp lu mu tere mu nga foofa moo tax mu ne bu ngeen gisee ku mu ëpp lu mu dégle lu baax ëpp ma lu ma tere lu bon bàyyi leen ma ñu dem ànd dem ci kooku kon nag ku fi ñëw ku nekk Seydina Issa moo ci sañ a dolli ndax bàyyam moo ne woon li ma yàlla yónni bu matalee ngoone si moo koy matali Seydina ma joon ba mu toogee dane aw ma fi dara lu may yokk ama dara lu may wàññi kon ku fi toog ku nekk waxi sa maam jooju ngay répété di ko dànk di ko dolliwaat nit ñi ñu tënku ci ak njub jël wirda ci ku ko jëlul jëfe wirda wi te jub loolu la ku fi toog ku nekk loolu ngay feddali moo nekk institution rampe boo xam ne bi kon da nga fii toog kay dox sa diggante ak Baye Laay ndax Serigne F Laay daraan wax naan ku toog ñu roof la prise bi bu ñu la ko roofee rek ngay moom xam nga moo waral macha allah gis nga portrait bi boo ko xoolee xooloon ko démb mel ni ni xaat soppeekoo ngi ci soppeeku na bu baax ngi ci moom kon nag moom macha allah soppeeku na bu baax wallaay abu nga tegaal ma am na tamit benn photo boo xam ne ci moom Papa Doudou Laye président Macky Sall moo ko seeti te boo xoolee ñaari photo yëpp da nga gis ne kanam gi sax mi macha allah mi ngi commencé di changer macha allah yan wi kon da yan bi buy ñëw macha allah am na lu muy àndal ndax Maam Raan bi mu laat toog xalifa feebar naka feebar bu mitti waaye ñëw naa bés jóge Kaolack mu ne ma dañ maa wax ne ma fii ak juróom-ñaari fan naa sol lu weex bu ma sol mbaxane xaw ma nag lu tax macha allah te boobu nekkate booba ñu ngi koy branché wallaay bi ci des ku fi masaan daan jóge daana mandargaw ndax Baye Seydi Thiaw pendant 1 an man maa gis biddiw bi ci asamaan bi mu ànd ak laar biddiw ba feeñaloon maamam biddiw ba feeñaloon yonti Yàlla saa ci ñëwam ak demam biddiw boobu feeñ na ci moom bi mu laata génne àdduna en 87 macha allah alors papa émission bi jeex na ma bëgg tëjee ak li nga mujjee wane léegi muy portale soxna Ummi Thiaw Laye foofu damay dugg rek laa jaale la yéen damay bool yu bëri ñuy tëj émission bi muy jigéen ñi ban place mën a jigéen ñi nag du rek jigéen ñi de manière générale mooy soxna xalifa yi ma ci profito di nuyu ak di ziar bu baax soxna Papa Doudou Laye di Adja Binta ma koy nuyu bu baax a baax di jigéen ju mën góor macha allah di ko jox wàccuwaayam soxna xalifa généraux yi de manière générale bii nii bu Papa Doudou Laye donc ak ay jigéenam mooy ay sëram ak yi ni mel est-ce que dinañ am benn statut ou pas ak tamit
njabootu sëñ Abdoulaye mi dëddu ñoom itamit est-ce que dafa am ay statut bees bu ñuy am wala nu mu demee noonu ak tamit surtout Papa Doudou foofu laa yëpp dama lay boole mu jeex muy Papa Doudou ci boppam ndax lu bees la loo xam ne même bu dee xamoon na ne tamit moom mooy toog ndax est-ce que dina am ku ko préparer ne ko ndax yan wu diis la nga xam ne yaay toog bokkul ak boo toogee est-ce que dina am ku ko jàppale nii ngay defee nii ngay nàngam ak yu mel noonu am daal benn préparatif laa mën a wax mais waajal daal papa nga ma tënkal ma bala am laaj nangu micro xam nga loolu dinaa la delloowaat fi ma la wax ne la kër gi këru ñu boobu la mooy kër yonent la dëgg la kon mu mel ni les choses pratiquement sont déjà préparées d'avance je dirais waaye en même temps dafa am loo xam ne mën naa la ko wax Mamran bi mu toogee xalifa ñu di ko jële ci kër gu mag di ko yóbbuwaat ci këram gu ndaw googu waykat yi di ko jox xar bi di ko yóbbu bés toog nañu ci foofu rejoindre gul kër xalifa bi de mu ne ma damaa nekk ci passation de service ak waa àllaaxira déggul baax damaa nekk ci passation de service ak waa àllaaxira kon mu ngi doon communiquer ak waa àllaaxira bu baax kon kooku loolu yow man xaw ma yow xamoo ko kon moom ak maam la directement ndax ku fi toog ku nekk fekk na sa maam cautionné na wala validé na sa toogaay fii yaa ngi dégg à tel enseigne que kon sëñ li ma la wax léegi sëñ Ablaye ne la prise la boo xam ne bi bu ñu ko débranché fii rek branché ko fii dëgg la kon dina am loo xam ne lii mbiri baatin la mbiri zahir bi nag moom mooy bàyyi laay alayhi salaam ci boppam mu wax ci xutbaam dane diine laayanti biiral da ngay laaye biir ci yàlla laaye biir ci téere bi laaye biir ci kilifa diine laaye biir ci mbokkam jullit générosité boobu muy wax daf ci bokk entre autres sëriñ bi da nga koy laaye biir mooy nga jàppale ko da nga koy assister ndax Seyna Issa dañ ko doon jàngal Paris Dakar man Serigne Ablaye Thiaw mii daanaa ko jàngal Sud Hebdo ak Soleil ca Géejawaay donc am na mission yoo xam ni mën nañ la ko charger de manière ponctuelle am na mission yoo xam ni mën nañ ko confier nit donc mission yi dañ fi nekk waaye njaboot gaa ngi fi njaboot gi dafa nekk à sa disposition ay rakk la ak ay doom yi màgg nañu rakk yi macha allah ñu ngi foon démb kon moom mi nga xam ne moo investi de ce pouvoir de xalif moom mooy seet naka lay tracer ses orientations ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko war assister mu war leen a confier certains rôles et cetera loolu c'est pratiquement dans son domaine typiquement réservé yaa ngi dégg ndax nit ku nekk te doy la wala mu am des compétences avérées dans un domaine ou dans un autre mën nga ko confier li nga xam ne moom nga ko war a confier mais am na loo xam ne lii bëggoon naa kaa wax balaa émission bi jeex moom mooy damaa bëgg àdduna xam ne Baay Laay alayhi salaam lu jiitu muy woote dañoo opéré ab dënnam waxoon naa sànq turu Tafsir Ibrahima Mbengue ma la jàppal ma waaw jàppal naa la ko Tafsir Ibrahima Mbengue mu ngi dëkkoon Cëwleen Tëngéej moom mu ngi am booba 15 ans mu nekk ndongal daara bi ñu demee di taxani la ñeenti malaaka yi wàcc Jibril Asrafil Asraïl Mikaïl ñu ñëw yorob sarbet yor ciseau yor saatu ñu génn Baay Laay ci porte dérobé bi ñu ñëwee fekk ndongo yi bi ñu leen dàq ñëpp a daw góor gi Tafsir moom la ñu daaneel mel ni dañ ko hypnotiser mu jàkkaarloo ak li xew te moom lu yëngatu pour seede ci la ñu opéré dënn babaay parce que dañoo opéré yonent bi sallallahu alayhi wasallam démb lii dafa amaat fii yonent bi dafa riñaane woon démb dem wuy ji suñu borom Baay Laay ci mbaaru géej gi la toog bésub altine ak taalibe yi jékki-jékki ne mes ñu toog ab diir mu ne jamet ne sama borom nuyu ne leen macha allah kon bëccëg la ko buur bi woo mu réer mi ndeef ya mu sëmbal ko ci leer yi mu ñëw di sàbbal boromam loolu bëggoon naa ñu xam que bi ci des nag moom mooy Baay Laay de par son pouvoir en tant que prophète de la fin des temps Mamadou Demba Mahdi yu tey dafa ñëw am lu mu changé lu fondamental ci julli mooy rukkoo ak sujjóot
au lieu ñuy wax subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal aziim bi am di moom dafa ñëw indi amana billaahi wa rasuuli boo jàppee sa oom boo sujjootee ci suuf nga ne subhaana kii nii amantu billaahi wa rasuuli wa malaykati wa kutubi wal yawmil aaxiri loolu nag day wane ne yow la nga xam ne lii moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam démb ñàppaaka toogoon ak saaba yi jibril alayhi salaam yor jëmmi nit ñëw su ko toog genou contre genou mu nekk yow ndawal yàlla dama la laaj lan mooy julit macha allah mu nekk julit mooy da nga gëm yàlla ak ab yonentaam loolu tax la porte d'entrée de l'islam nekk ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna mu nekk lan mooy ngëm mu nekk gëm da ngay gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm bésub dekk bi kon lii ñuy wax bu ñu dëppee suñu jee ci suuf loolu yëpp la ëmp subhaanaka ni tumba daal sellam amantu gëm nañu billaahi yàlla wa malaaykati yi ak malaaka yi wa kutubi yi ak téere yi wa rasuul yi ak yonent yi wal yawmil aaxir ak bés penc ba kon bàyyi laay ma tontu woon dem ba Jibril ca Makka moo waral mu mën a indi loolu pour que le Laayeen à tout instant et à l'intérieur de ses prières muy réitérer di confirmer ne jullit rafet na papa vraiment waxtaan bi doyaluñu si ñu gërëm la sant la bu baax a baax di la bàyyi rek nga tàggatoo ñu yëkkati jotaay bi. waaw maa ngi lay gërëm di la sant ndax lii nga def defal nga ko sa bopp waaye defal nga ko jullit ñi defal nga ko Sénégalais yi ndax bariyaana amul ñàkkul lu ñu fa wax loo xam ne lii nit xamoon na ko te mu réere ko wala ni ñàkkoon na ko xam na ko à travers l'émission kon boog ça a été une opportunité te yow yaa ñu ko permettre également kon danaa la ci gërëm ndax lii ma wax ñi ko mën a wax bari na kon bu fekkee tànn nga pour mu ñëw wax ko yàlla suñu borom ba la ñuy ñaan mu jubal suñu kàddu lu ci dëng maa ngi koy jéggalu ndax doomu aadama moo matul di ñaanal Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye yàlla suñu borom ba dolli ay xéwalu dolli ay leeral waaye di ñaanal kii ko wuutu suñu borom ba téeñ ko woyofal ko yan bi jàppale ko zaahiran wa baatinan kër Seydina Limaamu Laay alayhi salaam amul maa la gën a weex le soow menam soow la mu weex yàlla na yàlla rafetal tànn gi rafetal toppante gi rakk topp mag doom topp bàyyi yàlla dolli jàmm dolli sutura amiin yaa rabbi papa kontaan nañ lool ci waxtaan bi li ngi am na solo man mii jàngat naa ci yu bari macha allah yàlla na yàlla yokk sa taxawaay bàyyi la suñu biir yokk mën nii musal la ci lépp loo xam ne day lore wala luy gaañee di gërëm la bu baax di gërëm tamit bu baax a baax mbokk yi di gërëm tamit nag sama borom kër ndax émission bi daanaka tey moom moo ko réalisé moo réalisé émission bi bu baax a baax sama borom kër ma koy gërëm bu baax moom itam di ko jox wàccuwaayam ndax moo ma xamale ak njaboot gi wax dëgg yàlla te rëccu ma ko benn yoon ndax man itam famille Hadj Malick Sy foofu laa ne ma papa Maodo Sy Dabakh moo ma jël yët ma njabootu Seydina Maam Limaamu ki ko mandargaal mooy sëñ Moussa moom itam ñu koy jaal bu baax di ko jox wàccuwaayam kon daal maa ngi kontaan bu baax ni ma duggee ci famille bi rëccu ma ci benn yoon te dëgg ragal féete day xañ a wërsëg donc te li nga may nit nii yëpp nag xam-xam gu bees la boo xamante ni dolli naa ko ci sama gafaga di la si gërëm di la sant di nag féddal suñu njaal rek sëñ Mor Laay bu baax a baax ak njaboot gi yëpp di ndokkeel tamit sëñ Jal Thiaw di ziar bu baax ak ñaanal sëñ Bas Thiaw Laay mu Adja Marème sama njëkke buur waaw Adja Marème sama moom Adja Marème sama njëkke buur waaye tamit sama geneen yaay di jaar ci moom di nuyu nag njabootu sëñ Bas lépp naka noonu tamit di ziar ak nuyu Imaam Mamadou Matar mi nga xam ne kenn la ci sama borom kër naka noonu sëñ Moussa mi ma wax léegi ak nag papa Mamadou Lamine ñoom papa maam Libaas ak axlu Laayeen yëpp daal mu nekk biir réew ak diaspora bi ñuy gërëm di sant ñëpp di ñaanal bu baax rek papa Doudou Laay mu toog yan wi oyof lool ci kawam di gërëm ab Laay sama doom jooju nekk ci réalisation bi moom itam sonn na lool ci émission bi di gërëm nag ñëpp rek mbokk yi di leen jox dig daje incha allah beneen dimanche ak beneen invité jërëjëf. Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche.